ñun nag ay jullit lañu ñun gëmuñu ku dul yàlla wóoluñu ku dul yàlla. man damay ñaan si yàlla waaw moom mi waat nag li tax mu waat moom moo xam. gisuma bëri koo xamante ne ñoo tolloo ñoo mës a bëral ñëpp ma daal la nga daal ma yaa ma sut. loolu waxi mbër la rek du yéen gis ngeen Papa Sow du maa ngi nii taxaw gis ngeen waaw kon kay nañ bàyyi ba bis ba rek. amul benn mbër buy tax ngemb koo xamante ne ñun suñu xel day am xel ñaar si yow. bis bii moo ma jaral gisuma kenn ku dul Papa Sow. En live, pay-per-view sur senaffiche.com. bu internet yi ñu nuyuwaat leen jaar leen bu baax a baax ci dimanche ji dellusiwaat rek ak yéen ci li ngeen nu baaxoo xamee ci lu ci ëpp muy wàllu làmb tey nag ñu indil leen koo xam ne Aliou Ndoye nag bu ngeen ko déggee Aliou Ndour ngeen baal ma Ndour la sant mbokk yi Ndour bëgg ceeb ndeysaan kooku bu ngeen ko déggee mbokk yi mu bari nag lu mu doon ci wàllu làmb surtout wàllu simple waaye tey mbokk yi baatam da ko jëmale ci wàllu amateur mbootaay googu nga xam ne du jànjee ko moo ko jiite ñu koy wax Amalda moom vice président la ci tey noonu la dikkee mbokk yi ndax ngir li mu bëgg a wax faaw mu nekk amateur pour placer pour wax ko teewul nag am na ay ndombay tànk yu mu am ci biir wàllu làmb simple mbokk yi dañ koy jox ndax am na lu mu bëgg a leeral am na lu ko naqari am na lu mu bëgg a leeral ci Lutte sans frappe ñu jox ko mu nuyu leen ñu dugg ci biir waxtaan wi Aliou maa ngi lay nuyu. jëwrin maa ngi lay ziar bu baax di nuyu waa Bour Gueweul TV yëpp di leen di gërëm di leen di sant si taxawaay bi rafet na macha allah si wàllu làmb rawatina Lutte sans frappe parce que dañ leen gis donc di leen di remercier bu baax di ñaan aussi vraiment seen site bi nekk l'un des meilleurs au Sénégal et même en Afrique. waaw man la Aliou Ndour di vice-président Amalda chargé de communication en même temps muy amicale des amateurs de lutte et toutes disciplines assimilées donc nga xam ne dañoo am section sans frappe bi nga xam ne Saliou Diouf moo ko jiite donc di leen di gërëm aussi si taxawaay bu baax a baax di remercier bépp amateur parce que tey jii su ma jëlee kaddu je parle au nom des amateurs kaddu amateurs yi laay waxal comme ni ma ko doon defee dëmb ak barki dëmb. donc kaddu googu daal moom laa war a jibalaat fii incha allah pour ñu leeral lépp loo xam ne si wàllu làmb la rawatina làmb bi nga xam ne amul dóor muy lutte simple. kaddu googu mbokk yi mooy li mu nuyoo macha allah am na solo ñu gis journée bi passé wax nga ko sànq bi ñuy waxtaan muy journée Jax bi am na ay jafe-jafe yu ci amoon am ay problème mu naqari leen yéen naqari amateurs yi ñu war cee indi ay leeral lan moo waral loolu bu ma la doon laaj. waaw journée boobu de li ko waral mooy je pense que suñu déglu woon sax jafe-jafe yooyu du am parce que xam nga CNG dafa woote séminaire ñaari fan ñu daje arène nationale muy lutte avec frappe di lutte sans frappe di lutte gréco-romaine donc képp koo xam ne acteur de la lutte la daje foofu ñuy waxtaan ci secteur bi nga xam ne yow foofu nga xamee ñun suñu secteur muy lutte sans frappe ñu génnee ci ay points yu bari yoo xam ne suñ ko sampee vraiment dina nekk loo xam ne day ñoŋal lutte sans frappe te cosaan bi ñu bëgg dina dellusiwaat muy lan muy pesage bi nga xam ne képp koo xam ne acteur de la lutte nga du ma ne amateur kese acteur de la lutte parce que mbër àndu si amateur àndu si keneen ak keneen àndu si muy pesage bi ñu bañ ko bind ko jox leen kayit bi beneen bi aussi di troisième catégorie boo xam ne biñ ñu koy indi sax yëgaluñ ñu ko. mu doon nag lu ñu bett parce que ay nit moom soo leen jiitee soo jël ay décision da ngay yëgoog ñoom ak ku mu mën di doon da ngay yëgoog ñoom ne leen lii bëgg naa ko def ñu jox la seen xalaat suñ si àndee suñ si àndul amul problème nga def mais doomu aadama du xëy rek un bon jour ne lii laay def déedéet te jiite ay nit yoo xam ne non loolu moom nañ ko doon bañee dëmb ak barke dëmb noonu lañ koy bañee tey ji ak CNG bi nga xam ne ñoo fi nekk parce que ñun amateurs yi ñooñu lutte sans frappe moo ñu soxal ay amateurs lañ suñu xaalis la ñuy génnee di ko daggee di billet kenn duñu fay kenn fayuñu ñun kenn fayuñu si lamb ñun ñooy génnee suñu xaalis taal suñu oto ñëw seetaan si lamb génnee suñu xaalis suñuy mayee ñu mayee donc ñun kenn duñu imposer lenn te ba ñuy seetaan lamb depuis temps yi gone ba léegi donc du doomu aadama mooy toog di ñu imposer yenn yi duñ ko nangu léegi nag bi loolu weesoo def nañ fi ñaari gala yoo xam ne dañ doon essayer comme ni ñu ko waxee ñu waxtaan ci CNG ñu essayer def lamb sans pesage ñaari lamb yi ba mu jàllee acteurs yëpp kontaan ci
acteurs yëpp kontaan si ñàkk a pesé bi parce que ñàkk a pesé moom benn groupe de personnes rek ñoo ngooy si pesage boobu xaw ma nag lan moo tax mais benn groupe de personnes ñoo ngooy si pesage bi te teguñ ko fenn. CNG. waaw non ñoom la man li ma wax nii yëpp CNG la. parce que CNG. c'est sous la responsabilité du CNG. kaddu gu ma fi jëmal si CNG laa ko jëmale man pour mu leer yaa ngi dégg donc groupe de personnes boo xam ne ñoom ñoo ñu bëgg a imposer le pesage boo xam ne yàggu fi man dama judd di seetaan laa mu nekk xale bu ndaw toll ni booy yi di seetaan laa mosuma gis fu ñu pesé fu ñu tegee balance ñoom di la wax ñoom muy membre CNG muy arbitre muy keneen muy superviseur amul kenn koo xam ne mos na toog dëkkam ñu tegal ko balance amul. est-ce que loolu gën a professionnel nga xool nit ki rek natt ko. non nga posé. c'est pas professionnel ñun suñ làmb ji cosaan la te le ministre Matar Ba bi muy teg Bira teg Maysa teg le bureau du CNG teg Manga 2 teg le bureau du CNG da leen ne cosaan laa bëgg ngeen delloosi surtout cosaan la bëgg non ñun ay sénégalais lañ duñu ay américain duñu ay français ay sénégalais lañ suñ cosaan bi nañu ko fi bàyyil. te bi mu amul woowee pesage daana jaar yoon. yoon la mos di jaar non instant bi c'est du catastrophe la pour te dire la vérité li ñuy def ni c'est du catastrophe te ñoom après dinañ si xam dara yaa ngi dëgg léegi bi ñu defee loolu ñun ñuy depuis gone ba léegi ñuy seetaan lamb bu amul pesage mbëri raw gàddu xam nañ ne kële la mbëri poids léger xam nañ ne kii la mbëri lourd xam nañ ne kii la ñoom pour am seen lutteur CEDEAO xaw ma lan ak lan ñu bëgg ñu imposer pesage non loolu lañ dul nangu dañoo am DTN am entraîneur suñ bëggee xam exactement poids yi soxla au niveau de l'équipe nationale mën nañ dem le tour du Sénégal les 14 régions détecter les valeurs sûres de la lutte traditionnelle yóbbu leen équipe nationale c'est comme ça que ça se passe yaa ngi dëgg li ma gën a métti ci mbir bi mooy pesage bi est-ce que xam nga ne Dakar rek la yam duñ ko def ci dëkku àll yi. non li tax. non parce que mooy def loo xam ne xamoo ko tegoo ko fenn dëkk àll yi ba tey jii dimanche bi amul benn balance bu mës a dugg foofu Dakar dong la am Dakar aussi ma wax la leen ñaari stade la am Iba Mar Diop ak arène nationale. amul Adrien Senghor. amul Adrien Senghor. lu tax loolu te foofu lañ gën a miine lamb sans frappe. ban affaire loolu mooy lan loolu mooy ban façon règlement ça nañu waxante dëgg gis nga ñii dañuy fontu ñii dañuy fo nañu waxante dëgg yow règlement boo xam si ñaari arène lay yem. jiite ñëpp yow nga jiite ñëpp. yeneen 13 régions yi balance mosu fa tegu Adrien Senghor bi nga xam ne mën nañ ne mooy université de lutte sans frappe balance mosu fa tegu terrain gaal gi pareil non nañ leen waxante dëgg ñii nañ xool li ñuy def ñun duñ nangu gis nga liñ nangulul CNG bële nga xam ne ñoo leen ëpp expérience téeméeri junni duñ ko nangul ñii non te du lenn nag lenn moo ñuy teree suñ gisee loo xam ne doxul ci lutte sans frappe ñu wax ko amul du benn doomu aadama foog ñu xam loolu lamb ñi ñëw moomuñ ko dañ leen fi teg te ki leen fi teg dañ leen ne cosaan laa bëgg ngeen delloosi cosaan laa bëgg delloosi ñuy indi ay balance indi lu kenn xamul. bala may wax ministre bi sax gisee ngeen ci sori ndax am ngeen njiit muy président Manga 2 ndax waxtaan ngeen ci pour mu waxtaan ak président CNG ngeen toog. loolu bi mu amee ñun Manga lañ njëkk a interpellé en tant que amateur moom lañ njëkk a interpellé parce que ñun moom mooy suñu interlocuteur au niveau du CNG parce que moo yor lutte sans frappe ñun aussi hiérarchie dañ koy respecté su tee ñu yéeg si Bira su tee ñu yéeg si ministre bi yaa ngi dëgg bi ñu interpellé Manga gala bi amoon bu jag si bi passé Manga yëgu si woon dara. Manga yëgul gala mi nga xam ne moo jiite lutte sans frappe yëgu doon gala bi. loolu nu mën a nekke man ak moom ak yow mi ñoo yëgandoo gala bi ak Manga 2. loolu nu mën a nekke waaw mooy kako fi ne bi ma lay wax rek def loo xam ne mooy loolu xamoo fi nga ko teg tegoo ko fen parce que mënuñ wax ñaari catégorie mu nekk ci règlement CNG yow nga jël troisième catégorie boo xam ne tegoo waxoo ko kenn tegoo ko fen xëy un bon jour promoteur ne la lii laa bëgg a def nga ànd see moom te waxtaan ak nit ñi. promoteur bi la neex wala waa CNG. non waa CNG la neex promoteur deful dara promoteur fi mu waroon jaar na fa nañ waxante dëgg promoteur deful dara man tey jii su ma neexoon may tëgg làmb su ma xëyee ne nii laa bëgg a doxalee mais c'est un CNG de voir si exactement lii arrangé na lutte mbala waaw mbala déet. ñu tënk ko si règlement mais loo xam ne yow tënk ko si règlement déjà ñoom làmb bañ fa tëgg ma ne la maa nga yëgu ko làmb boobu cacophonie totale la li tax mooy
man dama exemple ma jox la exemple man su ma nekkee mbër am sama licence CNG jox ma ko ne ma day ñëw si làmb ji à partir de 15 heures ñu inscrire la man ma ñëw 15 heures pour ñu inscrire ma ñu ne ma non te ñu waroon jël 64 poids lourds ñu ne ma non jël nañ 32 poids lourds fii la ñuy yem pour lan parce que dafa am beneen catégorie bu ñu war a dugal te xam nañu suñ defee 64 5 heures du matin taxul ñu jógee si stade bi léegi nag ñu ne ñoom ñoo yore doole donc dañuy dagg carrément poids lourds yi def leen 32 au lieu de 64 poids lourds bi ñëwee dañ leen loolu du si am. beneen catégorie bi boobaa nu muy tudd. raw gàddu waaw raw gàddu la. day am au village ah day am dans les villages. dafay am day am dans les villages. dañuy respecter norme. mais dañuy respecter normes yi. et puis foofu duñ ko tëgg si benn fan. waaw loolu mënul nekk. non mënoo tëgg 3 catégories si benn fan. mënul ne ici à Dakar c'est impossible mënul ne. léegi nag bi ñu daggee inscrire 32 lutteurs lourds yeneen lutteurs lourds yi nga xam ne ñëw nañ te nekk en règle ñoom ne leen di ngeen ñuy bind par la force finalement dañ leen bind par la force mais xam nga ñoom lan lañ def inscription yi dañ ne telle heure lay jeex ñoom lutteurs lourds yooyu bi ñu leen di bind c'est au-delà de cette heure muy jalgatiwaat règlement boo xam ne yow yaa ko teg CNG teg règlement am jalgatiwaat règlement bi tëgg lamb jalgati lamb jooju nga xam ne daf ko tëgg si loo xam ne amul règlement amul dara. loolu la CNG def dimanche boobu tëgg lamb boo xam ne du règlement du dara si nu mu ko neexee rek la ko tëggee pour lan fii ku fi jalgati règle CNG dal sa kaw ñoom ñu jalgati ay règle di inscrire ay lutteurs au-delà de l'heure di dagg wax mbër ne ko 64 wax règle si règlement ñu ne 64 la ñu war a bind ñoom ñu jël ay 32 pour lan fu ñu ko teg. mbëri poids lourds yi keroog ñoo nekkoon si dëgg moo tax bi ñu xamee ne ñoom ñun ñi nekkuñ si dëgg ñu jël leen kilifa du gaawantu loolu gàcce la kilifa du gaawantu kilifa balay def mbir da ko war a saytu xool ko xoolaat ko door ko def mais soo jàppee ne man maay kilifa bi man maay xool li ma arrangé ma def ko non yaa ngi nax sa bopp du jàll c'est pas comme ça bon par rapport au superviseur. Réunion boobu dañoo def benn réunion au niveau des arènes Adrien Senghor comme niñ ko doon defee pendant des années man depuis 2006 ba léegi bi ma dugg see si lutte sans frappe parce que lutte avec frappe man suñ cosaan lutte avec frappe la man Sine Saloum laa dëkk pratiquement donc bi ma dugg see lutte sans frappe depuis 2006 ba léegi dañuy def ay réunion au niveau des arènes Adrien Senghor def ko si yeneen école amul benn réunion buñ mës a def. si CNG bi nga xam Alioune Sarr moo ko jiite ñu ne ñu ñoo yéen réunion bi ngeen def nii c'est pas normal parce que nangam ak nangam woo ñu pour sanctionner ñu. yéen superviseur. waaw. dañ leen a sanctionné. instant bi nañ dañu suspendre. li tax. noonu ne nañ parce que waruñu def réunion ba pare di am lu ñuy wax CNG man li may wax. mais xalaat du ngeen ko. non man li may wax nii gis nga li may wax si nii. ça m'engage que moi ça n'engage que moi man Aliou Ndour dama ne. su fekkee ne carte superviseur CNG bi moo tax ñu ne du ma wax nañ ko jël si wax naa leen ko dama koy répété man carte superviseur du tëj sama làmmiñ pour mu leer lépp loo xam ne gis naa ko jaarul yoon au niveau de la lutte sans frappe dinaa ko wax su ma gisee loo xam ne jaar na yoon dinaa taxaw ma applaudir. mais est-ce que li ngay kaas diisoo nga ak ñoom ba mu ñàkk a faju nga door a génn. non d'abord dama la ne li may wax ni ça n'engage que moi fii nit ku nekk aussi am nga sañ-sañ ne man. su ma gisee lu ma war a wax dama koy wax kenn du ma tënk si benn affaire leer na kenn du ma tënk si benn affaire su ma gisee loo xam ne lu war a la ma doon def depuis 2006 carte superviseur mën naa tax ñu ne ma léegi dootoo wax. lan ngeen def ban sanction lan ngeen def ban sanction. pesage bi lañ doon waxtaanee te yàlla xam na ne ñun sax dañ ñoo woo ay promoteur lutte sans frappe ñoo ñu woo pour wax la rek lii ñuy xëcc ñoom kenn àndu si. kenn àndu si promoteur lutte sans frappe ñooñu woon nañu ay la ñu waxtaan si lii parce que pesage bi ak 3e catégorie bi fam ñu jëmale baaxul ñoom aussi biñ ñuy woo ñu en tant que superviseur que ça soit clair dañuy woo en tant que amateur de lutte yu libre nag yu xam lamb ñoom xam nañu ñii ñuy woo ni ñu xam lamb lañ ña toog fee seen yë gënuñu xam lamb mën nañu mag nag mais gënuñu xam lamb yaa ngi dëgg wax ci ñu woo ñu ñuy waxtaan dañ doon waxtaan mais ku si nekk ak ni ngay waxee. njiit mënul bañ ku ko duut baaraam ku ko ne nii ngay def ni doxul non mais suñ président
son excellence Macky Sall parfois ñu wax ko loo xam ne neexu ko. le ministre Matar Ba bi nga xam ne moo ñu jiite ñun ñëpp parfois nit wax ko loo xam ne neexu ko. quand même. léegi nag yow kenn du la wax parce que yow yaa jiite. non mënul jàll. ça ne passera pas franchement pour vous dire la vérité man de en tant que amateur du ma ko bàyyi man moom lépp loo xam ne gis naa ko te doxul dama koy wax ji yëpp loolu la promoteurs yi woo ñu waxtaan ci làmb ñoom ñu envoyé leen vidéo yi ak ñu jël parole yëpp mais encore une fois moo wax la rek ci ñuy taf-tafee yi ñuy def ñu convoqué ñoo xam ne bokku ñoo sa ci réunion bi des gens qui n'étaient même pas présents on les a convoqués benn ñaar ñi nga xam ne am na ñu fa nekkoon mais convoqué wuñ leen parce que lan ñoom ñooñu li ñu leen wax moo leen arrangé loolu nu mu tudd ñooñu seen kaddu. convoqué ñi wax jël ñoom kaddu gañ wax génne moom daf leen arrangé ñun kaddu yi ñi fa jël parole parce que man keroog jëluma parole sax mais damay regretter li tax jëluma parole keroog. kon su ma la déggee ñoom lu leen neex lan bëgg a dégg mais bëgguñu dégg critique. loolu nag moo dul dox loolu du am. loolu du am su dee carte superviseurs yi moo tax ñu bëgg yaakaar ne loolu la ñun ba ñuy paas lamb depuis kañ la yow mën ngay paas lamb depuis fukki at ñëw ba am plus de 40 nangam sangam ñu naan la léegi parce que yow dañ la jox carte yow dootoo wax si ñun pour lan nañ garder seen carte man boog man sama carte laa wax Aliou Ndour laa wax de waxuma keneen nañ garder sama carte man mais du jàll su ma gisee luy dox nag dinaa leen jërë ngeen jëf luy dox na rafet na su ma gisee loo xam ne doxul naa leen doxul. leer na. mais fi mu toll nii du ngeen fexe dase waxtaan ba trouver terrain d'entente comme yéen ñëpp yéen a bokk lu ngeen bëgg muy làmb jëm kanam. moo ñu gënal franchement ñun suñ sañoon coow du am si làmb surtout bëree simple bi suñ sanoon coow du si am mais nag aussi ñi ñu jiite nañ ñuy bàyyi nopp di ñu déglu newuñ ne nag lépp luñ leen wax. nañ ko def mais nañ ñuy déglu en tant que ñoo xam ne acteur de la lutte lañ ñu wax leen suñu xalaat ñoom suñ toogee xool ndax lii arrangé na làmb ji su arrangé làmb ji ñu def loolu su arrangé wul làmb ji ne non lii arrangé wul làmb ji ñëw nañu lii kat arrangé wul làmb ji moo tax duñ ko mën a def ñu ànd ak ñoom aduna noonu lay doxee mais dooma ne man maa la jiite soo amee xalaat denc ko. man su ma amee xalaat duma la ko wax mais damay xëy rek def lii non du dox pour vous dire la vérité loolu moom du dox. loolu du dox mbokk yi ni ko Aliou waxee dégg ngeen ko yaakaar naa waxtaan bi lu leer lu bari leer na ci seen bopp ci li nga xam ne moo soxaloon waxtaan wi ñu bàyyi la rek nga tàggoo ak internautes yi. waaw di leen di gërëmaat comme ni ma ko waxee léegi rek di leen di ñaanal vraiment parce que gis nañ quand même taxawaay bi sites yi bëri nañ macha allah mais gis nañ seen taxawaay. Bour Gueweul TV gis nañ seen taxawaay donc di leen di ñaanal vraiment avancement le meilleur reste à venir di leen di wax encore une fois amateurs yi les acteurs de la lutte ñu ngi leen di wax ne pesage bi ak troisième catégorisation bii ñu bëgg a imposer buñ ko nangu te di si lancer aussi vraiment un appel au ministre Matar Ba gis nañ taxawaayam si làmb dañu naan sa ministre làmb la parce que dafa xam làmb bëgg làmb te vraiment nekk nit koo xam ne aussi ku accessible la ñu koy gërëm bu baax aussi si loolu di ko ñaan mu jéem a delloo si xel ñii ñu xam ne aussi moom dafa bëgg ñii am ndam dafa bëgg ñii delloo si cosaan pour ñu delloo si cosaan na du loo xam ne dañuy dem di exporter lu nekk rek ñu indil ñu ko di ñu ko imposer loolu moom du cosaan ñun dëkkuñ Amérique dëkkuñ feneen defuñ simo defuñ dara lutte sans frappe la ñuy def lutte traditionnelle la ñuy def donc la tradition doit rester d'accord mën nañ moderniser mais quand même am na yenn yoo xam ne bu ñu fa yegg donc ñuy delloo si ñuy ñaan Matar Ba le ministre Matar Ba mu delloo si xel gars yi waxtaan ak ñoom pour que mu xam ne acteur de la lutte amul kenn ku ànd si pesage bi amul kenn koo xam ne ànd na si troisième catégorie bi. troisième catégorie keroog lamb bi ñu ko defee gars yi ñu bëri 1h du matin lañ yegg seen kër doo sóoraal ñi nga xam ne amuñu oto doo sóoraal ñi amul oto ñi nga xam ne dañuy gën jël ay car rapide war a ñibbi boo zag ay tënge jag fu kenn xamul ay yëmbal doo sóoraale ñooñ te ñu ñooy amateur
maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm encore une fois les amateurs di leen naan mbir mi daal suñ mbir la ñun ñëpp waaw te taxawaay bañ amoon dëmb ak barke dëmb nañ ko gën a taxawee ba vraiment lutte sans frappe ñu fañ bëgg mu yegg fa ak jàmm salaam maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wa salaam. jërëjëf Aliou yaakaar naa mbokku amateurs yi leer na macha allah wax ji leer na ñun liñ ciy wax rek mooy ki nga xam ne mooy président Bira Sène ñi njabootam lañu sans frappe avec frappe lu concerné làmb lépp njabootam lañu ndax moom la ñu dénk mu jiite CNG donte Manga 2 moo nekk fa président mais mooy kilifa Manga loolu nag su ma ko waxee mooy mu dajale njaboot gépp rek ñoom Aliou Manga superviseurs yi ñëpp toog ñu waxtaan ba trouver terrain d'entente juboo ci déggoo li nga xam ne mooy soxal làmb ligue sans frappe làmb avec frappe bu ko defee làmb jëm ci kanam mbokku internet yi ñi ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf